mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak Gaston Khaling Mbengue président maa ngi lay nuyu. Ahmed maa ngi lay fay. fu ñuy dooree laaj yi nag mooy li xew ci suñu dëkkandoo yi lu yàggul dara ci talaata ji ñu génn di Mali. xëy nañu daal dégg ay tiir ca Kati foofee ca camp Soundiata Keita. ba mu jóge nag ca ngoon nga ñu ne nguur ga daaneel nañ ko. coup d'état yi di am Afrique nan nga ko gisee. surtout Mali. Mali moom xam nga bii mooy 4e coup d'état bu fa am. bon xëy na ci seen culture la bokk. coup d'état ba am na parce que coow bari woon na fa fan yi yëpp. mu mujj armée ba jël pouvoir bi loolu nag ñoom la engagé. xam nga fa ngay jëm sax maa ngi koy xalaat mais comparaison n'est pas raison. ñu am waaye lu laal Mali nag laal ñu kat. waaw lu laal Mali daal daf ñuy naqari parce que frontière bi xam nga tey marchandise su bëri ci port Dakar bi lay jaar ba pare ñuy ay dëkkandoo di ay mbokk aussi parce que tey gis nga ca pët ba sax am na ku fa sant Diaw fii Sénégal da ngay gis ku sant Traoré Keita et tout ça c'est la même famille. mais nag pays bu ci ne ak souveraineté Mali dañoo son souverain ñun ñu am suñu souveraineté bokkunu ñun suñu culture bokkul ak culture certains pays d'Afrique la preuve yàlla dimbali nañu 1960 ba léegi ñooy suñu indépendance mais mosoo fi dégg yëngu-yëngu yu mel noonu suñu amee lépp lu ñuy def. parce que suñu président yi bu ñu leen gagné dañuy dem. suñu leen gagné dañuy dem. waaw suñu président bu ñu leen bu ñu gagné nga dem. non li ngay wax nañ culture maanaam ñun xamuñu loolu. culture boobu la Ahmed ñun culture boobu la ñu am. président bu ñu gagné ci Sénégal da ngay dem. fii peuple mais ku def mandat de trop aussi peuple bi jóg. mandat de Ablaye Wade mandat de trop troisième mandat bi mu doon def. waaw ak ok mandat de trop kenn waxagu ko. mandat de trop amagu fi. parce que affaire bu mandat de toute façon bis bu ñu ci àggee su dee de trop ou ne existé wul loolu du sa problème du sama problème justice ñooy àtte foofu. te président Macky Sall gëm na justice ba nga xam ni su boobaa lu justice wax lay dana ko def. su boobaa it man mii Gaston de man la engagé su justice ne président Macky Sall validé candidature am ni mën na koo def su fekkee ni Macky Sall bëgg na parce que Macky Sall waxagul kenn dara su bëggee moom lay àndal mais ci kawit mu fekk justice validé candidature am parce que nag la justice est maître de tout. maître de tout. oui Ablaye Wade bi fi conseil constitutionnel validé candidature am ñëpp dañoo bañ. y compris le président Macky Sall mii ngay waxal tey. ci laa jëm si ba ñëpp bañee. waaw justice validé ko. waaw danoo def élection. waaw d'accord peuple bi moo fi jëlee Ablaye Wade. waaw peuple bi moo fi jëlee Ablaye Wade le peuple est souverain fii peuple moo fi mën a jëlee nit peuple moo fiy teg nit justice it mooy atte li war a am ak li warul am nan respecté suñu justice su nee lii la ñu ni lii la su nee du lii su boobaa it président Macky Sall respecté loola. waa CEDEAO ñoom d'accord ñu ci coup d'état bi Mali mais est-ce que xaw ñoo seetaan parce que gisoon nañ fa manifestation yi ak imam Dicko ñoom sax demoon nañ benn yoon ñaar. waaw mais c'est normal CEDEAO Afrique la groupement la boo xam ne ñun pays africains yi ñoo ko séq su lu mel nii amee il faut que mu ñu condamné ko parce que tey ak loo ci manti dégg it IBK élection moo ko fa teg dafa légitime. CEDEAO ñoom li nu bëggoon rek peut-être mooy que ñu bàyyi ko ba mandat bi jeex moo tax ma ni la sànq que peuple ba armée ba lañu def ñoom la engagé. CEDEAO président yi la fi nekkal wala peuple yi. CEDEAO peuple yi la fi nekkal am na sax ñuy taxaw di wax président yi seen bopp lañ fi nekkal mais nekkalu seen bopp président yi peuple yi lañ fi nekkal Ahmed man li ma gëm rek laay wax kenn mënuma wax loolu lu ma gëmul parce que tey. yow toujours nga wax loo xam ne da nga koo gëm damay koy respecté parce que loolu nga gëm activistes yi toujours ñu wax loo xam ne moom la ñu gëm malgré que kenn topp leen ñoom i neen la dañuy paral seen bopp mais dañuy wax nit ñi déglu leen respecté loolu nga yaakaar kat waaw mais moo am na ñoo xam ne dañoo toog seen i kër rek ne pat mais ànd nañoo activiste bi xëy na dañ dul génne nii di tàccu di toog seen kër ni pat toog seen kër ni pat soo àndeek nit xam nga tey en 2012 Macky Sall bi mu ñëwee peuple bi ñoo génn ànd ak moom bis bu fi doon jógee peuple bi ñooy génn jëlee ko fi te it su boobaa da koy nangu ndax Macky Sall est très démocrate mais nag ay taxaw rek di wax di sànni pour tasaare peuple pour yàq peuple pour taal suñu réew kooku lañ dul nangul kenn. muy activiste yi fi nekkoon 2012 kon dañoo bëggoon a taal réew. activiste yi fi nekkoon ay mouvement comme yu mel ni ay mouvement Y'en a marre ak yooyu parce que li ñu doon def daf leen arrangé woon.
ah non tey activiste yi nii li ñuy def arrangé wu leen yéen waa nguur gi ngeen xam ne nga activiste dafa am ay benn nit la ñaari nit am activiste dafa xam nga léegi Sénégal dafa bari activiste xam nga bu njëkk yanaamaa rek fi nekkoon mais léegi ku jóg ànd yow rek dem taxaw buntu palais sax ni activiste laa dana def lii ku jóg toog fële wax lu la neex Sénégal léegi bon réew mi lu neex waay def man su ma waxee gars yi xam nga man damaa weex donc man bañu ma ko daal sama kaw ku yóbbu nan ma TikTok wala ñu tag ma lu leen neex nan def mais li ma xalaat dama koy wax parce que dama respecté li nit ñi xalaat seen xalaat man li ma xalaat Gaston Mbengue di sénégalais dëkk fi dama koy waxu ma ni Macky Sall na fi toog na am troisième mandat bu dul yoon mais justice su ne lii troisième mandat bi parce que nag attention lépp a ngi ci kayit yi de ci constitution bi référendum bi lu leer la lépp a ngi ci kayit yi lépp a ngi fi lu leerul du fi am. mais yéen ñi ànd ak Macky Sall fii réew mi toll est-ce que war ngeen toog sax di xalaat naan troisième mandat par extraordinaire bu justice bi validé woon. ah mais su candidature Macky troisième mandat su validé non Macky bëgg ak ñàkk bëgg yëpp yéen est-ce que foofu fi mu ne nii. ndax lan ba nit ñi war nañoo xalaat sax ay mbirum troisième mandat wu Macky ba duñ ko xalaat. mais mandat troisième mandat wu Macky. mais mandat est même anti limitation de mandat c'est même antidémocratique. comment ça. mais xam nga limitation de mandat fan laa ne. waaw. gis nga dëkk yu développé yi. nga xam ni toog tabax nañu ba pare. nga xam ni tey Ahmed Aïdara su ñëwee nekk fa président daanaka sant nu ko fa dara loolu nettoyer maintien di nettoyer mais ñun suñu dëkk yi demaguñu fenn bu ñu toppandoo dëkk yi nga xam ni pare nañu sotti nañu ñun suñu dëkk yi demaguñu fenn. mais raison de plus nag ku def 10 ans ñaari mandat war a dem keneen ñëw. defaraat keneen ñëw yàq la kay defoon. ñuy dàqante non. et puis ki def 10 ans. su defee 10 ans nan nga mën a defee ci nguur lu ëpp ay fukki at ak juróom ñaar fukki at. mais ñu ko fi def nag Abdou Diouf def na 20 ans. non Abdou Diouf nga wax alternance ñëw na 2000 dama nii Ahmed. ko fi peuple bi teg peuple bi kay il est souverain peuple bi suñu bëggee jëlee Macky Sall nañ ko fi jëlee. peuple Amérique su Barack Obama demoon troisième mandat bi noonu ak Donald Trump day gagné. yaa ngi dellu ci ki la wax. non dama ne day gagné mais lu tax toogul woon. non du toog parce que Amérique c'est un pays développé dafa sotti ku ñëw da ngay nettoyer rek ku ñëw bëgg koo yàqee doo fa yàgg doo fa am ñaari mandat sax bay dem ñett. kon ñun suñu président yi ñu ngi liggéey nii. kan ci xam nga sama président ngi liggéey. kan ci Macky Sall le président de la République. mi ngi liggéey des Sénégalais yàlla teg ko fi ci mi ngi liggéey. mais boo liggéeyee 12 ans kon ba tey. mais ma ne la Macky Sall ngi liggéey. waaw non c'est ça que j'ai dit Sénégal kay liggéey koo jafe parce que yàqkat yi dañoo bari sa maas gi. ah d'accord yàqkat yi bari. man yàqkat la. kan yow man la laa yàq. yow yàqoo sax mais influenceur nga. influenceur nga ndax mënoonoo yàqal dara mais influenceur nga li ngay wax sax est-ce que Ahmed gëm na ko da ngay wax ni rek mais man xam naa ni. man dama ne père man li ma la laaj dafa yomb mbirum mandat ma ne la ndax yéen ñi ànd ak Macky Sall yéen war ngeen a am fitu taxaw. jàkkaarloog nit ñi man de am naa ko. naan leen troisième mandat. baa ngi am naa ko su fekkee ni justice validé na candidature am day mën naa su ko bëggee. mais est-ce que éthique ak morale. ak Macky Sall waaye xam nga yéen da ngeen di toppandoo tubaab yi ay éthique ak morale ñun ku ñu gën a ñun ñuy doomu buur yéen day juddoo fu rafet am juddu bu rafet ay juddoo fu. waaw yéen ñi nekk léegi doomu buur lu tax bi Ablaye Wade bëggee def troisième mandat. xooloo leen woon juddu bu rafet ak yeneen. xooloon nañ ko peuple bi dañ ko bàyyi ak peuple bi. am na ñu wax ni troisième mandat d'accord. bàyyi ak peuple bi. waaw yéen ngeen taxaw fii ñoom Macky Sall xeex ak moom ba ni saa yi ngeen da ngeen ko bàyyi ak peuple bi. dañ ko bàyyi ak peuple bi ñu xeexee mais ñi xeex rek ñi doon toogoon fii obélisque mënunoo fal Macky Sall peuple bee fal Macky Sall ñi nekkoon fii di xeex d'ailleurs ban fi toogee di xeex Macky Sall daf leen koy bàyyi dem dugg ca peuple bi wax ak ñoom peuple bee fal Macky Sall ay xeexkat yu taxaw ci place de l'obélisque 1000 personnes 2000 personnes dafa mën a fal kenn. d'accord mais ñooñu bu ñu demul woon le ticket présidentiel jàll Ablaye Wade 25% lay génnee présidentiel pour jàll. non mais moo tax loolu moom loolu xeex ko ba mu jaadu na ay 25%. waaw kenn kooku loolu moom moo dul démocratie. kon Macky du falu. mais loolu moo dul démocratie moo tax ñu xeex ko. waaw d'accord mais ba demee nag ba xeex loola ba nu àggee ci troisième mandat Macky daf leen fini ba justice waxee joxe kàddoom ni mën naa nekk. gaa yi nekk fii ñu toog di lal suñuy fiis di teg fii ci obélisque bi Macky def ñu fee bàyyi ñu yekk bu forox dem waxanteeg waa réew mi ba mu waxanteeg waa réew mi la mu wax doy waa réew mi ko fal ku bëgg a falu demal ci waa réew mi ñu fal la mais taxaw di saaga di xasteeg di lu baax lu ñu bëgg am fii kenn saagaw kenn xasu fi Macky moom moo fi wax ay dige ñaari mandat consécutif nga ni ñaari yu tegle
ban mais ñaari tegle na. mais ñaari mandat quinquennat la ñu wax. quinquennat waxuñu benn quinquennat. li dama ne yow dama ne. su fekkee ni loolu la ñu wax ak lu ñu waxul xam nga loolu koyaate justice. waaw justice moom moo ko wax. justice moo ne kenn mënul def lu weesu ñaari mandat yu taxaw. justice gis nga da ngeen wax yéen ñemewu leen a valider sa candidature Macky Sall bi da ngeen wax ba àddinay tukki justice bi yoon rek lay teg. mais justice moom moo ko wax. seen wax yi justice du leen ci topp. waaw non Macky Sall moom moo ko wax moom monsieur le président. Macky Sall président moom moo ko wax. mais même su ko Macky Sall di waxoon na fi day wàññi mandat justice di ko doog wàññi parce que normal su doon moom rek mu wàññi ko justice moo ne ko normal ba mu ne normal da koo bëggul. da koo bëggul woon wàññi. nu mu koy bëggee waat 7 ans justice ñu xool justice ni ko yow lii mënu koo wàññi kon nañ defaat beneen référendum changer constitution bi. d'accord booba lañ ko changer def ko 2 mandats. de 5 ans. waaw d'accord 2 mandats de 5 ans yooyu nag moo lëjal bopp yi 2 mandats de 5 ans yooyu ngeen di bañ a dégg moo lëjal bopp yi. waxul 2 mandats de 5 ans. waay 2 mandats consécutifs daal la ñu wax. baax na léegi nag bi Macky Sall ñëwee nag ak référendum bi daal di indi am coppite ñu def juróomi at waaye dañ ne ñaari mandat yoo xam ne daal dafa taxaloo. 2 mandats de 5 ans consécutifs daal wax nañ ko léegi nag moom loolu ndax wax nañ ko ndax waxuñu ko conseil constitutionnel. kon Macky Sall daal bu ko bëggee yéen da ngeen ko ci cautionné da ngeen ko ci jàppale. su fekkee ne justice cautionné na ko su ko validé. waaw Macky Sall bëgg ko. waaw dama koy jàppale. pour mu def 3e mandat. waaw oui. mais est-ce que pour mu def 2e mandat am de 5 ans. mais muy 3e mandat am ci bopp réew. waaw 3e mandat am 3e mandat ci boppam réew. mais est-ce que waxtu yu jotul nag pour loolu tamit jóge fi. ñetti mandat ci boppam réew. waaw dama ni loolu. est-ce que du indi lii nii di am ay. et puis Ahmed Aïdara yéen man daal damaa waaw yéen Macky Sall su fi jógee. non bul di wax yéen man dama lay laaj nga war di ma tontu père. ñaanee sa ndono sa deewin ñaaw. xamul luy fekk iñaan seen ndono ñun dañ lay laaj question ne la ndax Macky bu bëggoon tey 3e mandat ndax yow Gaston Mbengue. xam nga seen wax ju bari ji rek moo tax ba Covid bi sax ñëw fi yàq suñu liggéey bi nu bëggoon a liggéey moo tax keroog ma ni Covid bi sax seen mandat bi dañ ko war a annuler parce que àndul ak Covid. mandat ba. xanaa mandat bi ñu nekk. mandat xam ne kenn liggéeyatul. mandat wu juróomi at. waaw feebar dugg fa am fa juróom benn weer. nga ne léegi nañ dindi waaw non d'accord non ñaan yàlla mu teel fay jógee. dafay jógee waaw mais su fi jógee. loolu la ñuy ñaan yàlla moom la ñuy ñaan yàlla mais su fi jógee. waaw après Covid a gën a metti. waaw non dama ne loolu la ñuy ñaan yàlla. mais après Covid moo gën a metti parce que dañu économie baa ngi nii nërmeelu dañ ko war a redresser waat bu leen defee feebar bi rek mooy feebar bi la ca topp gën a garaaw feebar bi. ah non d'accord Gaston Xaalim Mbengue yow opérateur économique nga. waaw dégg nga may ma rek ma poser la question. bu baax ñu def feebar dugg si biir réew mi activités yi président ne nañ leen ko relancer waat. nga ne yow mandat bi nañ leen ko niilal ndax Covid ba yàq na ko. Covid bi defu fi lu mat juróom benn weer. mais loolu aussi est-ce que nekkul dafa. mais Ahmed ban ko relancer ñu ngi jéem a relancer waat président def na ci lu ne jàppale na nit ñi sax ñi nga xam ne liggéeyuñu sax nee na leen fay leen 70% jàppale na leen muy ci tourisme bi muy ci transport bi muy opérateur industriel yëpp jàppale nañ leen wutal leen xaalis pour ñu mën a. secteur yi non mais mu maagale secteur yëpp a sonn. waaw secteur yi voilà secteur yëpp a sonn. mu jàppale leen aussi. donc tey ñi amoon bor ñëpp mu ni banques yi différé leen paiement yi mais ndegam kooku nag ñun ñu d'accord ci kontaan ci parce que différé nañu suñuy paiement différé nañu lépp. tey ñu ni nan différé mandat bi ngeen bañ. ngeen bëgg a bañ. différé mandat. waaw dañ ko war a différé waxuma ni différé nañ ko dañ koo war a différé suñu ko tegee ci yoon. pour permettre Macky Sall mu assurer les 5 ans yu mat sëkk yoo xam ne. benn maanaam daal juróomi atam yi daal léegi bokkatu ci. man de pour kon il faut mu defaat ko yeneen juróomi at. ci sama waxi bopp man la engagé de ne ñum la engagé saa yu la neexee taxaw ci télé bi. nu la neex nga expliquer ko situation réew bi nu la neex nga koy expliquer yow ni nga ko xalaatee ngay expliquer situation réew bi ma ne noonu laa amee sañ-sañu wax li ma xalaat. wax li nga xalaat mooy. Macky Sall juróomi atam yi daal moom bokkul. waaw moom laa xalaat. Covid bi yàq na ko xalaat naa ko. yow day toujours nga xalaat dara ci situation réew mi di ci wax loo xam ne lii yëngu. xam nga yow père lan moo tax yow def ak yow émission naqari yow damay ñëw di la poser question nga may poser question. non da nga may poser question. non damay riposter. déedéet riposter. waaw man looy riposter teg man. ba nañu riposter. daal tontu man dama di opposant ba ngay riposter teg man. yow koy opposant yow kay la prochaine fois kay naa indi kenn teg ko fii ku mel ni Ousmane Sonko ngay riposter. waaw moom loo ci def rek man nangu naa ko man taxaw pare na. non yow loolu moo tax sa émission naqari. déet xam nga ndax yow nit da lay poser question nga ne ko doo ma poser lii léegi nga may poser. xam nga yow loo bëgg ci sa émission.
teg ab kii rek ab nu ñu koy waxeeti. ab la. ab cuune wala koo xam ne ñemewu la mu ngay wax loolu la neex nga wax ko mu d'accord ci baax te bañ nga weer ko wala bañ nga revue de presse ko wala bañ loolu man nag comme man nëbbuma dara. man de dama ku ma waxal lu amul. man de dama lay laaj da nga fi nekkoon daal di xeex wàllum droit. waaw parce que Gaston ñin yàgguñ nag waaye nag fekkee nañ 2012. waaw ngeen nekk fi di xeex ba changement boobu am ngeen bëgg a ñëw tey bëgg a laalaat ay. constitution bëgg réew mi laalu nu constitution bi moom dafa am borom. moom ko de dañ ne ko dee ko garde. non dama conseil constitutionnel lañ ko dénk. moom lañ ko ñoom ñooy àtte. bis bu ñu woon président Macky Sall lii nga bëgg mënu la nekk président Macky Sall lay jëkk a wax je respecte ça moo koy jëkk a wax mais xaaral leen conseil constitutionnel wax mais lu ngeen di yàkkamti. lu leen def. d'accord ñu ñëw ci wàllum riposte bi ak defante beeg feebar bi efficacité bi nag ñu bëri jàpp nañ ne des na. non mais kooku xam nga efficacité feebar bi dafa jaxase ñëpp des na effectivement des na dafa jaxase ñëpp feebar boo xam ni doo ko gis mi ngi ci ngelaw li la koy dindi mënuñu koo respecté xam nga fii la nit ñi taxaw ni kaas fi ni na jàkk yëpp ubbeeku du yoon bëgg noo booleeg yàlla bëgg noo booleeg l'islam na du yoon ñuy tëj jàkka du yoon ñuy tëj jàkka ñu tëj Macky Sall déglu la voix du peuple ubbi ba mu ubbee nit ñi tëj ña doon wax tëj jàkka yi ubbi bariwul te pourtant joxe na ndogal pour ñu ubbi ko nit ñi tëj. nit ñi kenn xamul nit ñi lay déglu wala. dafa am faiblesse mais amul faiblesse. pression mooy topp mais du pression. il faut être mais décision yi xam nga li ngeen di wax nii xam nga bërki démb nee ngeen li xew Bamako. parce que IBK dégluwul peuple moo tax lii dal ko président Macky Sall yi déglu peuple ngeen leen tax muy déglu peuple. déglu bokkul de. c'est la même chose. déglu peuple ci na. président Macky Sall est à l'écoute de son peuple. ah bon waaw il est à l'écoute de son peuple. ba ci corona bi mi ngi rey. mais ñu ne lii buñ ko defee dañuy rey corona bi li mu rey Sénégal li mu rey feneen ko. waaw d'accord nañu. il est à l'écoute de son peuple ñi nekk lu ngeen bëgg mu def Macky Sall day yàlla. déglu peuple am. il est à l'écoute de son peuple. peut-être que nag ci biir peuple bi daf ci am quelques ingrédients yoo xam ni ay nit yoo xam ni taal réew mi rek a leen tax a jóg yàqkat yoo xam ni seen ñu ñuy taal réew mi te koo ci dem seen kër wala seen dëkk tekkiwu fa dara defu fa dara biir famille yëpp biir njaboot ga duñu dara toppatoowul njabootam ñëw bëgg a taal suñu réew parce que njabootam toppatoowu leen ñi fi nekk yi taal yéen pour yéen daal opposition warul am ci réew mi. opposition dafa am opposition ñëpp mais pourquoi ñooñu bu ñu waxee seen xalaat ngeen leen dañoo bëgg a taal réew mi. non parce que non attends xam nga tey wala keroog ba Macky Sall wootee bi Covid bi soog di commencé Macky Sall invité woon ñoom ñëpp pale. waaw. pour te dire que gëmuñu sax seen bopp ñoom ñëpp sañ dem xotti ji ñii jëndi ko. mais buñ demul seen genre gi sikk leen. non diw rek. ne xoolal bëgg mu réew mi dem bi non danoo sañse toilette mel ni kuy tabaski ñii grand boobu ñii mel ni ñuy réveillonné ji ñëw ku ci ñëw tiim Macky Sall xàqataay ree daal di ñii di def nii ba jóge fa ñu toog tuuti comme danoo namm xulóog namm xeex ak namm defante ñu commencé di defante ak bëgg a yàq réew mi bëgg a dénoncer feebar bi nga xam ne yàlla non ñooñu koy acte boobu ñu def mooy wane dañoo bëgg seen réew président de la république moom am na ci ku mu woo war ngaa dem wuy pardon am na ci mais tey bu ñu demul woon yow Gaston yow yaa njëkk a taxaw nga ñi non dama ne yow ñoom tey bu ñu demul woon yéenay njëkk a taxaw nga ñi waaw dem nanu ba mu demee ba pare nag mais lan ngeen bëgg mais dem nanu jox ko mandat danoo dem jox ko mandat non jox ko seen xalaat lañ jox ko ak mandat Ousmane Sonko de nee na bi mu yeggee daal jox na ko xalaat waaw jox na ko mandat mais joxe xalaatam jox na ko xalaat mais waratuñ fee nekk nag ñu nekk ci feebar tal leneen ñu nekk fii taal suñu réew Idrissa Seck koo gën a nekk opposant Malick Gakou koo gën a nekk opposant taal réew ñooñu ba nu waxanteeg Macky Sall xëy na am na lu nu war a wax mais période non am pardon Idrissa Seck ak Malick Gakou ak ñeneen am na lu nu war a wax mais xëy na dañ ni danoo nekk ci feebar ca ñoo joxe woon suñu engagement ca président Macky Sall duñ joxe seen xalaat kon joxe sa xalaat daal mooy taal réew même suñu ko doon joxe joxe sa xalaat mooy taal réew même suñu ko doon joxe ku ci ne am nga foo mën a jaar ba wax ak président Macky Sall mais duñ ko def mais ay activistes lañu dañoo bëgg a toog ñu leen di jaayu ci télévision yi di jaay seen bopp di wax loo xam ni gëmuñu ko sax ñoom ñi wax ñëpp muy opposants yi waxkat yu bari yi gëmuñu sax seen bopp ah bon nan réglé ji seen kër yi réglé ji seen mbokk yi réglé ji seen dëkk
am na ci ñoo xam ne ca élection 2012 la ñu gëj a Casamance ñii gëj ci seen fa na jóge. yow maa Casamance wax gi ne léegi mu am borom léegi coowal suuf ba tey mi ngi am. waaw dañ foogoon ne bu ñu génnee Ndingler dootuñ ko dégg gis nañ coow li am Tobène gii ba gendarme yi dem fa ak yooyu. waaw mais loolu c'est bien vrai su ma waxee nga ni ma Macky Sall leen fi teg mais Macky Sall dafa ay service la yor Macky Sall ne peut pas être au four et au moulin moom mi ngi gis na ay nit yaakaar leen dénk leen dara am na ñoo xam ne maire yi Macky Sall falu leen population village yooyu dëkk yooyu ñoo leen fal ñu def ay suñu defee ay toj-toj. waaw bu ci Macky Sall jotee nag. mais Macky Sall. te am pouvoir jubbanti nag. dana jubbanti da ngeen a yàkkamti rek da ngeen a yàkkamti. ay maire yu jeexal seen mandat bu yàgg toog fa at mais maire yóbbuñu leen délégation spéciale. non problème mu suuf chaque jour nga dégg ko. dama ne suuf fan yii rek lañ ko dégg bi gars yi wutee histoire wut histoire mënuñoo am histoire lan ni nañ yëngal suuf. ah li yëngal suuf. waaw comme suuf dafa garaw. kon dañoo yëngal rek pour yëngal. ah waaw dañoo non yëngalu leen pour yëngal am na ci yoo xam du dëgg du yoon man d'accord ma sax xam nga man am na dama d'accord sax ay centaine d'hectares ñu koy jox benn nit teguñu ko fenn man d'accord ma ci lool. man li ma liggéey ci dëkk bi ñooñ ñu koy jox ñëpp kenn liggéeyuñ damaa rey sama bopp jógee Louga 1975 rey sama bopp indaale wu ma fi dara kenn joxuma dara bul defee ne nag dan maa jox de kenn joxuma dara fi laa koy wax mu leer man joxuma dara. ah nguuru Macky Sall kay nee na yaa ngi gagné ay marché. barke Cheikh Khadim laa la wax man kenn joxuma dara gañewuma fi benn marché ci télévision lay waxee. léegi da nga leen défendre nii rek nii nii. non sama réew laay défendre di défendre. dama far ak Macky Sall. di ko jàppale faral ko di ko défendre di ko encourager. ah yow nekkoon nga opposant Gaston. kan ji yow nekkoon nga opposant. waaw mais man nekk waaw léegi nga ne nag yow kenn du nekk opposant. non man ba ma nekkee opposant opposant fu ma ko mën a nekkee. ma ne ca Malick Gakou. Malick Gakou. ca PS. PS. fan laa ko nekk yéen Gaston yow nekk nga fi opposant defante ak Ablaye Wade nel benn. waaw. ñaar Macky Sall toog na fi. waaw ngeen gunge ko ba ci yàgg gisoo leen lu leer. ngeen ba waaye même ma ñëw rek. ànd nga fekk El Hadj Malick Gakou. waaw nekk opposant. waaw jàkkaarloog Macky. mais xanaa Macky moom dafay liggéey ba tax liggéey bu rafet nga changé. wala dañ la jox ay marché voilà dafay liggéey bu rafet ma toog déglu ko toog ak moom en tête à tête déglu ko la mu wax doy ma ànd ak moom ba may ànd ak moom it avant opposant avant Macky Sall yi jël pouvoir ñëpp xamal nañ ma Macky Sall. kon xanaa bi muy doog a toog ma maye sama doom fa sama kër la yenn. waaw non d'accord non dama ni man du ma defantu te it topp ma kenn pour dara kenn joxuma dara maa bëgg tey mu leer waa dëkk bi ñin fiy jox ñi ñuy jox marché yi ak di leen jox ba pare suñu toogee seen salon yi contre Macky Sall ak di xasteeg di wax ak di monter ay nit. am na fi Gaston kër yow ni nga ci sonnee nii waa APR sax sonné wuñ ko ni. waaw mais man. yow ni ngay dem au front ni ngay muyee la mayo man li ma gëm. yow soo ñu bëggee gëm loo ne Macky Sall gagné woo marché. amoo ci benn privilège ñu may dégg. mais Ahmed man xam nga. yow de xam nga ku ne xam na ne Gaston. Macky war na laa jàpp. ku ne xam na ni man xam nga lu ma gëm. waaw gëm naa Macky Sall. waaw ba ma gëmee yàlla yonent ba pare. ci politique Macky Sall laa gëm ci période yi ñu toll. gëm naa sama réew. gis naa ni mi ngi liggéey sama réew. loo xam ni tey waroon naa mën a toog place am man di ko def defuma ko bu moo koy defal loolu tax ma koy jàppale mais jàppale wu ma ko pour ay marché kenn joxuma marché. te bokkoo APR tamit bokkuma APR. Macky Sall laa àndal. kenn joxuma marché toujours nga dem nit ñi dem ba ngay dem ba bëgg a frustré sax toujours nga dem ba gis ñuy defal nit wala ñuy jox nit loo xam ni yow yaa ko loolu su la ko joxoon yaa ko dàqal def nit ki joxuñu ko mais rus naa taxaw di wax jox leen ma pour ma jàpp leen wala jox leen ma lii de exclusivité la waaw exclusivité la Gaston Mbengue de noo barke xam ne Serigne Bamba laa wax ni ngay demee au front barke maam waa laa wax APR sax demeewuñ demewuñ ko parce que ñooñu dañ leen a jox ba pare ñii ñu jox leen poste ministre ñii ñu jox leen directeur mais soo ci mënee soo bëggee dégg-dëgg ñooñu jëkk a trahir Macky Sall. xanaa ñooñu kon du ñu ay nitu dëggu de. non ñoo jëkk a trahir Macky Sall parce que ban je pense que tey président Macky Sall nit ñi ñoo war a taxaw ñi mu dénk ñoom faluñu leen président Macky Sall la ñu fal mu comp ci parcelle am yooyu jox leen ñoom ñoo war a toog waruñoo xaar président Macky Sall leen wax dem leen défendre ma wala dem leen défendre ma politique. ñoom ñoo war a am fulla ak fayda gu ñu demee di ko défendre. mais est-ce que néew na Macky président Macky tam moo exposé boppam ba mu fi dindee poste premier ministre. waaw mais buñ jonn léegi nag ñëpp jàkkaarloo ak moom. waaw mais wax nga foofu dëgg la buñ jonn bi mu fi nekkee ñii di wax ku wax mu tamponné la ku wax mu taxaw nekk roi des arènes di dugg assemblée di defanteeg ñoom di defanteeg ñëpp mais li Macky Sall bëgg nag moom mi xalaat ba xam ni fast track bi xëy na looloo koy kii mu ànd ceeg moom te it soriwul Macky Sall réerul ak Macky Sall ma nga ca wetam. kenn déggatu ko nag. waaw mais parce que. dematul front de. parce que républicain la. républicain waaw ñi war a dem front
ñi war a gis nga ñu war a dem front. républicain ñi war a dem front mooy gone yi. gone yi Gone yi. nekk au lieu que ñu bàyyi xas tente di xas. yan gone. xam nga am na ñoo xam ne tey ñoo nekk ci réseau yi au lieu que ñu defanteeg waa opposition xam nga ñan la ñuy defanteel. waaw fekk kilifa yi APR yi di nekk ci seen kaw di leen dal. te ñooñu waa APR lañ. ca ay waa APR la ñoo fi bon di ko def am na fi. te bon ñooñu la président Macky Sall war a arrêté bala ñuy mel ni li fi xewoon rek gis nga ay genre Moustapha Diakhaté yi fi la nekk lekk ba suur taxaw di yekk lu ne Macky Sall gone yooyu. lu mel ni Macky Sall non par na ma wax bala. Moustapha Diakhaté kay il a été toujours comme ça. waaw bu ma réer Moustapha Diakhaté dama ni xanaa tey. dama ni bu ma réer waaw tey. Moustapha Diakhaté waaw tey. Moustapha Diakhaté bi ñuy def ni Macky Sall tam nii la meloon moom. déet attends ba mu fi nekkee. ba mu nekkee ci nguur gi. ba mu nekkee ci nguur gi kenn daaw ko dégg. kan Moustapha Diakhaté. ba mu nekkee président groupe parlementaire xanaa. li may waxati nag yéen amet ci seen jikkoo ngi nii seen jikko moom. ku ñëw ci seen camp daal di yéen xam nga yan ngeen sopp ñi bokk seen rythme ku bokk seen rythme rek ngeen sopp ko. lan mooy suñu rythme ñi. mooy di defante di xaste di yekk nit lu ne di yekk nguur gi lu ne mais tey. Moustapha Diakhaté xam nga yaa ngi Moustapha Diakhaté waaw Moustapha Cissé Lo ñoom kay naka jekk nag nii ba la tey ñuy xamee. ku nekk li nga gëm def nga ko respecté naa li ñuy def parce que moom loolu la ñu gëm man lu nit gëm dama koy respecté mais man itam nan ma respecté li ma gëm dama ni d'accord dama ni xale yi def loolu waaw ñooñu sax président bi war a woo yemale leen bala ñuy dérapé ni ñeneen ñi dérapé dérapé. d'accord léegi. am na ni ngeen di dérapé yéen bala ko suñu gone yi dérapé ñu yemale leen kon ñun dañuy dérapé. yéen rek ci dérapé ngeen dëkk. d'accord ok amul benn problème merci tàmm nga bu ma lay invité nga may xas. léegi gis nañ Thierno Alassane Sall. bind benn livre ci wàllum pétrole beeg yooyu wax na ci sax yu doy waar ci ay ñoom bu ñu ak ay Alioune Sall ak ba ci Macky. signé en faveur de Total ak yooyu yëpp bind tey bi ko nit ñi gisee ci alxamis ji dañoo tiit. waaye su ko neexee bind ndax moom lépp lu ñu fa defoon moom ci la bokkoon ma nga woon ci biir. daa bañ kat. bañul fenn non bañ non pardon yéex naa bañ. su defee yéex naa bañ dafa yéex a bañ. ah xam nga bon yëf yi xam nga affaire boobu man du ma ci wax parce que moom fa la nekkoon il était au cœur tey ba nu ko fi jëlee la commencé wax. bu mel ni daa démissionné wala lañ ko jëlee. dafa démissionné dañ ko dàq ngay wax dafa démissionné démissionné wul dañ ko dàq. parce que nu mu tuddati. Thierno Alassane Sall. waaw ministre énergie. waaw dañ ko dàq ku mel ni Abdoul Mbaye ancien premier ministre. mais Abdoul Mbaye su dul woon Macky Sall kenn du ko xam. fii la nekkoon ci banque dimbalul woon kenn lebalul kenn joxul kenn bopp la fi nekk bu dul woon mooy Macky Cang Macky dafa cang xamul ku muy def premier ministre. fu muy cang non Macky kat dafa bloqué dem ba le 3 avril mu ñëw taxawal gouvernement. Macky cangul da doon ubbi. ubbi dafa ñëw nii ubbi wala cang kay dafa ñëw gëm réewam. di ubbi xam ni ñëpp ay Sénégalais noonu mais soo ubbee juum ca ubbi ga xam nga léeg-léeg nga pousse pion di dem yëpp pousse pion juum ka ngay juyal dugg ca gannaaw rey ga rey la. kon Abdoul Mbaye daal Macky dafa juumoon. dafa juum dafa la koy juum la parce que dooy waa yaakaar nit wóolu ko pour ngeen ànd defar réew mi. ñu jëlee la fa rek nga ni. tey àdduna tukki. àdduna tukki. yaa ko waxal sa bopp mais Gaston Mbengue nag gisoon nañ ne bàyyi woon na wàllu làmb dellu si waat na. mais combat bi de nee nañ dafa kal parce que joxe woo avance. Balla Gaye ak Gris Bordeaux. xam nga man. déet dama koo liir de balaa nga maa attaqué ti. doo liirum du ma la attaqué liir naa ko. ah dama koo liir rek. mais liir naa ko xam nga mbër yi. waaw. man mii am nañ mbër yu ma ameel xaalis du ma leen tudd. ñoo xam ne ñoom ñoo la amee. ñoo ma ameel mais du ma leen tudd. parce que mbër nan lay yore les promoteurs xaalis. barke ay millions yu dul jeex mais du ma leen tudd. parce que mënoo wax ba ma tudd leen kon li nga ma posé question boobu nga diggal koo ma expliqué la. waaw bisimilah. xam nga tey. gëm yàlla weesuwul. nga yëkkati 10 millions jox mbër ngay tabaski. mbër mu ne. waaw nga yëkkati 10 millions jox mbër. bari na di. xam nga li ma wax suñu toogee ba sonn ñëw dugg ci presse bi man presse yi ñuy dugg maa leen gën a gëm presse fukki yoon ak juróom mais nag man dama gëm sama bopp aussi dem ci presse di wax Modou Lo moo tax mu nekk roi des arènes danañ ko respecté Balla Gaye moo tax mu nekk roi des arènes danañ ko respecté parce que doo leen dégg mukk ci coow yu mel nii Luc Nicolaï dañ ni joxul Modou Lo dara mais kàddoom la ko Modou Lo jox man joxantewuma kàddu damaa joxe 10 millions te ñi ma ko jox amaguñu certificat médical. ñooñu CNG di Gris Bordeaux de la fa courant bi maasoon. ah su ko courant bi maasee man ma gëm yàlla jox ko sama xaalis. amul certificat médical. kenn amagul certificat médical mbëri kenn amagul ci certificat médical mën naa dem joxe say 10 millions ñu dem ca docteur ba ñu ne leen aptu leen di may ñàkk. waaw damay ñàkk parce que mbër yi ma amee sax damay ñàkk rek. ndax du ma ko defanteeg ñoom. benn famille bi la damay wax ne la nan gëm yàlla.
20 millions yi ma leen waroon jox wala 25 millions yëkkati ku ci ne 10 millions jox la pour di xaar pour gis lu leer danaa gis lu leer. ndax Covid bi mënunuma chanteloo wala ñuy déglu ay nit ñu nekk seen ginnaaw di leen sol xel pour ñuy def ci presse. sol xel waaw non yooyu la ñuy def amee kii bi milieu bi laa nekk da nga ma ciy mën a nangul loolu 10 millions nga jox ko ni ak fi réew mi toll. kii war a woon xëy na sax mënoon naa nekk doo am combat am na ci ñoo xam ne toog nañu 4 ans 5 ans di def année blanche nit ki am gëmu yàlla am jox la nga taxaw di wax Gaston globalité avance yi matagul globalité avance fu mu mate kenn joxewu fi globalité avance dañ lay mosal dog njëg loolu yàgg na ci làmb joo mas a dëgg dogal la dog njëg. xanaa li laaj bu mujj bi drapeau bi kuñ ko tuddee xanaa Macky. waaw Macky Sall moom la fi yàlla teg yàllaa ko tuddee drapeau yàlla la yor yàllaa ko fi teg ànd leen ci ngeen xam ne Macky Sall tôt ou tard daf fiy jógee. Gris Bordeaux Balla Gaye drapeau Macky Sall. drapeau Macky Sall yaa ko tuddee sax tey yow may naa la boobu kii nga tuddeel ma ko. ah déedéet man kii tuddee yaa ko tuddee. déedéet xalaataguma woon mais xalaatal nga ma ko léegi moom laa ko tuddee. yàlla na la yàlla jàppale. dimbali la waaw d'accord waaw kon Père Gaston ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay gërëm di gërëm waa Sen TV yëpp di gërëm Bougane Gueye Dany sama doom sama xarit. Bougane Gueye Dany di leen sant yéen ñëpp di gërëm ñi équipe bi nga àndal yëpp. di wax rek ni su wax ji su mettee it man naturellement je suis comme ça li ma gëm lay wax. Sénégal gépp su ma sañoon nekk benn ndax suñu doom yi ñooy ànd ëllëg sëy su ma sañoon tey ñëpp nekk benn mais nag bu nu yàqante bu nu jéem a taal suñu réew mi parce que tey réew mi su tàkkee tey xamoo ndax say njaboot a ciy des xamoo sama njaboot a ciy des xamoo njabootu kan a ciy des kon nan ànd ak yàlla bu nu comparer suñu bopp it ak certains pays di wax ni lii am na fee war na am fii comparaison n'est pas raison. d'accord voilà mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nañu ko doon